asalaamaaleykum mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV daal te leen ak jàmm ci seen télévision buy feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ñu nekk nag ci seen émission Petit Matin nag ni ngeen ko xamee dinañ faral di wax ci thème d'actualité dinañ faral aussi di wax ci thème société tey nag comme la situation oblige ñu ngi ci weeru koor dañ leen nag andil thème boo am solo bu spécial boo xam ne ñëpp dinañ ci mën a jàng muy nag wareefu jullit ci weeru koor maanaam taxawaayu jullit ci weeru koor ma ci ànd ak sama naataango Moustapha Fall di ci ànd ak sunu oustaz Babacar donc damay dalal Moustapha d'abord dalal oustaz Babacar ñu daal di wéyal waxtaan bi Moustapha ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Petit Matin. ñu ngi lay fay Serigne Saliou. di nuyu oustaz Babacar. di nuyu internautes ak téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi suivre sur la TMS bi. di nuyu aussi le PDG. de TMS TV di Alaaji Thierno Moule Sow. macha allah Moustapha oustaz Babacar ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV. plateau incha allah tellement content am mbégte lool di ñëwaat ci plateau TMS TV nga xam ne mooy télé bi nga xam ne day feeñali nëbbu di nuyu téléspectateurs yi ñu nekk ci internet bi di nekk ci di nuyu DG bi Thierno Moule Sow yal na ko yàlla mooy wér-gu-yaram ak fanu gudd. thème bi nag lu am solo la mooy wareefu jullit ci weeru koor. dinañ ci ñëw léegi nii. alors ñu ngi lay jaajëfal oustaz di nuyu comme ni ngeen ko waxee PDG groupe bi di Thierno Moule Sow le khalife général des djinns le roi de la médecine traditionnelle ki nga xam ne moo waral lii moo andi xarala yi mucc ayib ba ñu mën a wéyal sunu liggéey léegi rek ñu dugg ci waxtaan bi donc damay commencer ak sama càmmoñ sama naataango Moustapha Fall pour yow lan mooy wareefu wala taxawaayu jullit ci weeru koor. muy góor muy jigéen pour yow lan mooy wareefam. jërëjëf sëñ Saliou defe naa ni dañ ciy cof tuuti rek. parce que boo nekkee ak oustaz. mu ne fi. defe naa ni dañuy cof rek. bàyyee ko lu ëpp ci kàddu gi. defe naa ni taxawaayu jullit ci weeru koor wala wareefu jullit ci weeru koor nekk na loo xam ni ay ponk yu baree bari la parce que xam nga koor. yàlla suñu waroon moo ne bu weer bu koor bu ñëwee lépp loo doon def ci benn war nga ko multiplier par 1000. yërmande bi dafa war a gën a bëri. dimbalante bi ci diggante jullit ak jullit yi dafa war a bëri social bi. maandute bi aussi dafa war a gën a bëri. am na yenn comportement yu baree bari. yoo xam ni jullit bi daf ko war a éviter. parce que dañuy bañ nga oor ba pare weer fekk. c'est comme zéro maanaam nga weer boo xam ne xiifal rek lay doon kese sa weeru koor yàqu. donc am na ci ay ponk yu baree bare bu ñu xóotalee ci émission bi. jullit bi war na ko moytu. loolu lépp ci taxawaay bi la. wareefu jullit bi également mooy wax naa ko sànq mooy dimbalante bi. social bi. ak yeneen ak yeneen. xam naa ne bu ñu duggee ci waxtaan bi dinañ ci gën a xóotal. d'accord jërëjëf. oustaz Babacar taxawaayu jullit ci weeru koor wareefam. macha allah comme ni ngeen ko waxee thème bi am na solo boo xam ne nii comme ni ko Cheikh Moustapha waxee bu ñu fi toogoon di ko étudier di ko jàngat nit ñi duñ fi bàyyi ko. ay points yu bare. kon ñu war a débattre premièrement li ci njëkk weeru koor. avant muy ñëw si vous me permettez bu desoon 6 mois sahabatul kiram yi dañ daan ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul leen seen weeru koor yu passé 6 mois yi ñëw mu nangul leen mu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fekkee loo leen weeru koor parce que weeru boo xam ne weeru yërmande la yàlla subhanahu wa taala promotion la ñuy defal ci weeru koor parce que da cee wàcce alquran téere bi gën ci téere yi donc weeru koor borom xam-xam yi ne afdalu shuhur mooy weeru koor parce que unzila fihi alquran au cours duquel le Saint Coran a été descendu moo waral saar boobu di fii laylatul qadr très bien mu wàcce ko ci benn guddi boo xam ne nee na moo gën ci guddi yi donc weeru koor weer la woo xam ne nii dafa bari njariñ bari ay wareegaf yu ci jullit war a def li njëkk mooy jullit bi dafa war a balu ay àq ba pare baalu àq ñi mu ameloon àq yëpp mu baal leen delloo àq yi képp ku mu tooñal mu dem na ko baal ma àq yàlla nañu yàlla boole baal mu góorgóorlu ci jaamu yàlla yi dañ ci war a def wàllu social comme ni ngeen ko xamee ni ngeen ko waxee mu war a ci yokk ay jaamu yàllam parce que nee nañ jaamu yàlla boo ci def dañu koy fulandi multiplier ko par 10 benn jaamu yàlla boo ci def du yemoog beneen jaamu yàlla yi ngay def ci yeneen weer yi na ko noonu moo war a téye làmmiñam comme ni ko Moustapha waxee parce que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne man lam yada qawla zuur wala amala bihi fa laysa lillahi xaaja an yada taama wa sharaabu képp ku bàyyil waxu caaxaan waxu mbóosóor
yàlla amul soxla ngay bàyyi sa lekk di bàyyi sa naan. maanaam waroo cee jëw ak waroo cee jëw. waroo cee saaga waroo cee xaste da nga war a góorgóorlu ci jaamu yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne arullaha tanafusakum fi ramadan montre leen yàlla seen concurrence yi ci weeru koor dimbale nit ñi dimbalante jàppalante joxe ndogu yi nit ñi ndogu nga nit ki amul lu mu dunee nga jàppale ko ci weeru koor yi ay waragor yu bare yoo xam mi ngi ci weeru koor tey bu ñoo teg fi di ko débat dinañ fi dem ba suba. macha allah oustaz ci wàllum dimbale boobu ngay wax foofu laay ñëw parce que gis nañ nag ci kër gi macha allah ki ko jiite di PDG bi Thierno Moule Sow defe naa ne mu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu woowu mu ngi joxe ndogu joxe na fi aussi suukaru koor Moustapha def naa ne loolu am na ci benn xalaat boo xam ne mën nga ko ci wax. je pense que loolu c'est important. comme li ma waxoon sànq ci commencement émission bi. bi ci gën a am solo mooy xam nga social bi. social bi te dañu nekk ci jamono joo xam ni jamono ju méttee métti la. jóge ci pandémie ñu jóge ci pandémie bi pendant 1 an. Sénégal métti adduna bi métti. mu am jàmmu yàlla boo xam ni dafa génne lu mu 32 millions. fanweeri millions ak ñaar. jënd ko ay ceeb. ay diwlin ay tàndarma ay meew. suukar. lépp lu jëm ci wàllum dund rek. jaamu yàlla boobu. jënd na ko. muy Serigne Thierno Moule Sow. mu nekk lu am solo. loolu oustaz defe naa balaa ñu sóori ci waxtaan bi. waroon bëgg nañ nga jox wax ñu ci lan moo ci sa xalaat. parce que dañu gis ñu bare bari ci weeru koor. yàlla da leen may mais du ñu def social du ñu dimbale maanaam jaam yi. donc geste boobu sëriñ bi def lan nga ñu ci mën a wax. ak yàlla également lan la wax ci ñi nga xam ne dañu am ba pare toog ci li ñu toog bañ a dimbale jaamu yàlla yi. ak ñi koy def aussi ban tuyaaba lañ ci mën a am ak yooyu. tayib dimbale jaamu yàlla yi. ci jamono bu nekk lañ ko sopp rawatina ci weeru koor parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadis bu wér mu ne képp koo xam ne nii dogal na aji woor ci weeru koor di nga am payooru lu tolloo ni kooku nga dogal te payooroo kooku nga dogal dara du ci wàññeeku donc ay gestes yu baax la loolu itaamu taam afdal min binaa il jaame comme wax boobu nga xam ne ni ngi koy askane Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nee na nga fexe ba nit ki lekk ba suur moo parfois ci yenn situation yi moo gën tabax jumaa alors nga jël sa alal di ko dundale ci yoon yàlla ci weeru koor parce que yonent bi alayhi salaatu salaam nee na gannaaw farata yi afdalul a'mal ba'da al fara'id gannaaw farata yi jëf bokk na ci jëf yi gën a baax nga xam ne yàlla subhaanahu wa ta'aala da koo sopp mooy nga fexe nga leel sa mbokkam julit mu lekk ba suur wala nga fekk ko mu rafle kasawta awratahu nga jox ko wodd ko donc social boobu ñuy wax lu am solo ci weeru koor lu am solo ci weeru koor yàlla subhaanahu wa ta'aala mi ngi exhorté borom alal yi aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlifina fihi gëm leen yàlla subhaanahu wa ta'aala na ngeen dundale ci li ngeen xam ne nii yàlla subhaanahu wa ta'aala moo leen ko jox yàlla subhaanahu wa ta'aala mi ngi ñaaxaate borom alal yi ñu dimbale nit ñi parce que alladhina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah ñi nga xam dañuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil dafa mel ne benn graine la nga jël ko ji ko ci biir suuf si ambatat sab'a sanabil dina la indil 7 épis fi kulli sumbula mi'atu habba dans chaque épi mu indil la 100 grains alors boo ko multiplier mi ngi lay jox 700 grains ci cosaan ba benn grain la woon donc xam nga ne itaamu taam fi ramadan joxe nit ñi ñu lekk ci ramadan lu am solo la tiyaaba boo xam ne nii kenn mënu ko takk fi mu toll d'accord alors macha allah muy lu am solo muy wàllum social boobu mais ginnaaw wàllum social ci weeru koor am na leneen lu nga xam ne jullit war na ko def maanaam ci ni ngay doxalee ni ngay waxee donc am na ni ngay solo ak julli bi ci boppam lan nga ñu ci mën a wax oustaz en 2 minutes ma dellu ci Moustapha pour sax pour compléter rek question Saliou bi tudd na ci question ba wax wàllum julli bi est-ce que jullit bi tey buy oor te julliwul est-ce que kooram suñu borom dana ko nangu très bien surtout ça mais kooku c'est inadmissible inacceptable parce que ñu bëri dañ yaakaar que ni oor xiifal rek la évidemment yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne li dox suñu digganteeg yéefar yi mooy as-salaat as-salaat imaadu diin julli la prière mooy ponk diine inna as-salaata kaanat ala al-mu'miniina kitaaban mawquutan c'est une obligation prescrite aux croyants à des heures déterminées dégg nga ko ku julliwul nekkuloo ci l'islam dégg nga ko alors as-salaatu imaadu diin yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli mooy pilier l'islam daa mel ne benn bâtiment booy tabax il te faut ay poteaux
poto yooyu bâtiment bu amul poto naka lay taxawee man aqaama faqad aqaama diin wa man taraka faqad hadama diin képp ku ko taxawal nga diine ku ko bàyyi mabbu nga diine donc woor ba pare te doo julli kooku moom amul fenn l'islam digalul ko parce que as-salaat awwalu maa yuhaasab yónni salaas bi nee na prière mooy li ñuy njëkk a isaab doomu aadama yomal maanaam du la wàcc du la wàcc soit weeru koor wala ñàkk weeru koor si boo feebaree am na nooy jullee soo munta taxaw yàlla son temps nee na nga toog soo munta toog da ngay tëddee wet donc salaat julli moom du la wàcc sawaan ci weeru koor wala ñàkk doon weeru koor woor ba pare te doo julli kooku moom amul fenn ci l'islam c'est inacceptable quoi maanaam parce que mooy oote doo julli sa koor kenn du ko nangu mais évidemment parce que yonent salaas dafa wax ne bu niyeel islam ala xamsin l'islam dañu ko tabax ci 5 piliers shahadatu an la ilaha illa allah aw shahadatu an la ilaha illa allah seede ne amul benn yàlla bu ñuy jaamu ku dul yàlla point de divinité lu dul yàlla son temps la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede ne yonentu bi alayhi salatu wasalam message yàlla la lu ci toog iqaami salaat julli mooy deuxième pilier après shahadatayni donc a'zamul arkaan islam mooy deuxième pilier ci l'islam woor ba pare te doo julli amul fenn julli lu am solo la ci jàmm bi ci l'islam képp ku ko taxawee nga l'islam képp koo bàyyi mabbu nga l'islam d'accord alors ñu continuer ak sama naataango Moustapha Fall gis nañu xale yu jigéen yi macha allah dañuy changer solin ci weeru koor yow loolu ban jàngat nga ci am dañu gis weeru koor macha allah xale yu jigéen dañuy sol ay ndoket ay marinière seen yaram daal du feeñ mais après weeru koor da ngay gis ñu changé ban jàngat ngay am ci loolu. waaw loolu de defe naa ni macha allah laaj bu am solo la. c'est comme jigéen bi nga xam ni dugg ci oto yi da nga leen di gis jigéen bi nga xam ni dafa meesu. jour bu mu faatu ñu daw gaaw dagg mees yi. bu jour bi mu faatu. ñu daw dagg mees yi. fekk ci seconde bi muy faatu. malaaka bi bind na ni mu faatuwoo lépp. que ni dafa meesu woon dafa defoon lii dafa defoon laa fekk yow boo ñëwee di dindi mees bi nit ki rek ngay fekk mu tëdd mais ruu bi dem na bu yàgg ñoom bind nañ seen rapport ba envoyé ko yàlla suñu borom. yàgg na moo tax foofu defe naa ni réew mu mel ni Sénégal sax nu ñuy gën a demee nga gis surtout xale yu jigéen ñi ñu ngi gën a dellu ci seen diine. parce que gis nañ léegi jigéen ñu bëree bëri. presque dañuy muuru dañuy nëbbu seen ay cër. effectivement xam nga boo xoolee bi ñu gënee nekk xale temps boobu bu ñu daan dem ci yenn ndaje yi yenn xumbeel yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy organiser lu mel ni ay sabar ak ñoom seen ak yooyu da nga daan gis boo taxawee sax wala nga romb sax pour nga gis jigéen buy fecc ba poojam génn sax lu raar la. bon malheureusement société bi ñu nekk gis nga. li gën a njëkk a yéeme mooy xale yu jigéen ñi lu ci ëpp tey koo ci gis mu sol xam nga njiitlaay bu mu sol loolu ñuy wax slip balaa ñu am jàmm ñu génne ko ba muy feeñ même caq yooyu sax ñuy sol seen digg yi ñu koy wax ci ay fer léegi souvent dañ koy wone donc loolu mu nekk loo xam ni lu yéeme la lu doy waar la bu ñu nekkul ci weeru koor rawatina nag ci weeru koor beneen bi aussi ci waxtaan bi dégg nañ ci yenn boroom xam-xam yoo xam ni dañuy sax wax askan bi que ni jaxasoog sa soxna ci weeru koor l'islam nangu na ko wala ngay biisu maanaam ngay fóon sa soxna ci weeru koor ci bëccëgu koor si dégg nañ am ay borom xam-xam yu taxaw ci télé yi yu taxaw ci rajo yi di ko dëggal loolu doy na waar xam nga loolu oustaz defe naa ni nekk na loo xam ni lu garaaw a garaaw la Saliou doy na waar bu ñu demee ba weeru koor ñu ne war nga ànd ak sa soxna ci weeru koor te dangaa oor ñu ne sa bët sa nopp sa làmmiñ lépp say cër lépp da nga ko war a téye ñu ne ay yenn borom xam-xam yi taxaw di tëb di dal naan am na fu ñu ko teg maanaam mën nga ànd ak sa soxna wala mën nga fóon sa soxna loolu defe naa ni nekk lu doy waar Saliou doy na waar trop boobu kay dañuy daal di jox ko question bi oustaz rek parce que oustaz vraiment Toungane du teew ñuy nataal li ñu dese nag ci waxtu bi bëreetul donc ñu ngi may signaler ne bëreetul mais oustaz est-ce que loolu mën na nekk ndax nit ki
mën na nekk ak soxnaam maanaam waxuma sax ngeen seq dara mais nga biiju ko maanaam nga baal ma ci kàddu bi nga fóon ko ci bëccëgu weeru koor est-ce que loolu xam nga dafa laal point boo xam ne nii fi ma toog sax ngeen baal ma maa ngi vivre bu quoi parce que ay point yoo xam ne dama ci naroon bind dama ci bëggoon bind thème wax ko fii dafa njëkkee ci wàllu colo ni jigéen yi ñëw ci borom xam kooku soi-disant borom xam-xam la ne daganal na waa ji foon jabaram ci weeru koor ma ñëw ci point bu njëkk mooy colin yi col moom weeru koor ak ñàkk weeru koor la ñu digal jullitu jigéen mu muur ay awraam parce que dafa mel ni li ñu fi wax léegi rek di woor ba pare te doo julli wala ngay woor ba pare commencé fonk jàkka ja fonk julli bu weeru koor jotee nga teg fële julli c'est la même chose que colon bi quoi jigéeni jullit dafa war a suturaal boppam yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax ne qul lil mu'minaat yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha dis aux croyantes de baisser leur regard yaxdudna min absaarihinna jigéen warta xool lu araam warta xool góor goo xam ne ni du jëkkëram c'est clair c'est clair texte coranique la yaxdudna min absaarihinna dañu war a baisser seen regard wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha seen parure yi seen taar bi waruñ koo feeñal lu dul lu mën a ñàkk a feeñ lu mel ni bopp bi wala loxo yi ca cosaan loolu mooy solinu jullit parce que yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne mujjug jamono dina ñëw ay jigéen ñoo xam ne nii kaasiyaat aariyaat mailaat mumilaat dañuy am yére ba pare daal di rafle kaasiyaat aariyaat dañuy am yére mais rafle loolu mooy lan dañuy am yére yu baax yu valeureux mais buñ ko solo du leen jot mooy kaasiyaat aariyaat mailaat mumilaat dañoo jéng di jéngaloo góor ñi quoi dañuy jéng di jéngaloo góor ñi donc colin bu baax moom ci jigéeni jullit dañ koo digal ci weeru koor ak lu nu weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla rëbb na jigéen guy nidu lu góor yàlla rëbb na góor guy nidu lu jigéen colin yemul rek ci weeru koor dégg nga ko beneen point bi mu wax ne boroom xam-xam boobu bu leen fàtte gis nga jàng arab rek taxul a doon boroom xam-xam dafa mel ni léegi benn élève bu am brevet bu ko waxee niveau universitaire mun ta nekk fan lañ gis ci teg ci l'islam yi ñu ne góor dagan na mu jaxasoo man je me demande ban jaxasoo ak jigéenam maanaam même pas oustaz nga jaxasoo sax jaxasoo bi mooy maanaam mu sëy ak soxnaam ci weeru koor non sëy day doy waar non mais maanaam nga bii sax sa jabar rek tu parles coït ngay wax le verbe coït ti ko le verbe coït c'est rapport sexuel kooku moom c'est formellement interdit parce que min mubtilaati sawm al jimaahu bon yi yàq koor mooy nga am rapport sexuel avec ton épouse man nga fàtte nag parce que am na saaba bu mu daloon nga fàtte écoutez maa ngi ñëw laissez-moi parce que saaba yi buñ daan wutoon ci yenn ay njuumte ñun duñu mën a xam lii lan la ci l'islam wax c'est très important ngeen may mu tuuti quoi écoutez parce que benn saaba bi daf ñëw ne ko alkuna yontu bi alkuna mu ne ko loolu alak mu ne ko dama jaxasoog sama soxna ci bëccëgu weeru koor attention ça ne veut pas dire que ne dagan na est-ce que vous me comprenez mais njuumte nga yow da ngay juum ci biir julli mais oustaz est-ce que loolu njuumte la waaw maa ngi ñëw mais ku toll ni saaba du ko def tey ko waaw amdan lañ wax bu fekkee da nga ko def amdan maa tey sa koor day yàqu te da nga kafaara amdan su dégg nga bu fekkee ne da nga juum am na lu la l'islam teg soit nga itqu raqaba la ko njëkk a wax gis benn jaam nga goreel ko mu ne ko awma ko mu ne ko ndax man nga woor shahrayni mutatabi'ayni 2 mois successifs nga woor ko mu ne ko munuma ko mu ne ko est-ce que mun nga leyal sittiina miskina juróom benn fukki miskin mu ne ko awma lu ma ko leyalee mu yëkkati benn ndabu tàndarma jox ko ne ko demal nga jox ko miskin yi mu ne ko sang bu tedd bi maa ngi la yëgal ne diggante ñaari montagne Médina yi amul benn kër gu ma ko fi gën a soxlaa mu ne ko kon dem jëlal dem nga dem leyal ko sa kër loolu mooy kafaara bi mais bëccëgu weeru koor nga ci jaxasoo soxna amul dañ ko aay léegi nag dafa am ay barrière geste barrière nga fóon ko da lay yóbbu ci léegi ngay xalaat da lay yóbbu nga di ko xam loolu dañ ko aay mais est-ce que fóon boobu sax yoon la du yoon non daganul dañ ko aay min makruhaati sawm la min makruhaati sawm la lépp lu lay inciter pour nga xalaat affaire rapport sexuel ci bëccëgu weer ko da nga ko war a moytu sama laaj bu mujj ñuy signaler temps bi jeex na Saliou neex na alors ki nga xam ni mag la muskalaf waaw boo xam ni feebarul dara jotu ko mu bañ a oor loolu lu ci yàlla wax mu bañ a oor waaw est-ce que obligation la pour jullit bi nga xam ni muskalaf la
feebarul dara jotu ko. mais kooku bàkkaar bu c'est un grand péché parce que weeru koor dama ne la koor fardun min arkaani islam rukunu min arkaani islam soo ko mënee wóoruloo def nga bàkkaar boo xam ne nii tastahiqul iqaab bu fekkee ni yow ñemewuloo xiif nag par exemple est-ce que foofu yàlla suñu borom du doowal compréhension non ngant yi ngay am nga bañ a woor soit nga nekk musaafir tukki boo xam ne nii d'ailleurs def naa ci itam bëgguma ko préciser waaw di nga ci def soit nga tukki boo xam ne nii dafa sori ay kilomètres tukki rek na doon tukki boo fi génnee tey di dem Thiès l'islam mën na la may nga dog weer même bu jegee koor googu dafa am ay distance quoi soit nga feebar moo tax ñu ne le voyageur le malade la personne âgée la femme enceinte ou allaitante may nañ ko mu dog xam nga comme ren li ma ak jigéen boo xam ne gis na mbërëk wala jigéen boo xam ne nii dafa accouché ñooñu leen permettre ñu dog ci bëccëgu weeru koor bu ngant yooyu dañuy fay quoi ñu waraat mais feebaruloo dara jotul la mais bu dee ko feebar maanaam moom wàcc na la non évidemment feebar boo xam ne nag yaakaar nañ ne nga wér feebar boo xam ne nii am nañ yaakaar ne di nga tane man nga dog boo wéree nga fay mais bu fekkee c'est une maladie boo xam ne nii incurable la ñu wax laa yurja bur'uhu kooku l'islam dalay may nga dog waaye da ngay leel miskin est-ce que comprendre ngeen dafa am ñaari deux malades feebar boo xam ne nii c'est curable mën nañ ko soigner man nga dog boo wéree nga fay feebar boo xam ne nii gis nañu c'est une maladie incurable quoi doo wér moom kooku mën nañ la da ngay dog après nga leel maanaam di jox ay miskin waaw di jox ay miskin d'accord waaw foofu la quoi alors ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ma jox Moustapha rek mu tàggatoo jërëjëf Serigne Saliou amoon nañ mbégte vraiment ànd ak Oustaz Babacar ci xam-xamam bu rafet développé na fi ay poñ yu am solo te defe naa ni ñu ñuy seetaan bu ñu déggee intervention Oustaz bi dinañ ci kontaan trop ci xam-xam bi nga xam ni moom la ko yàlla may alors Oustaz nag ngeen koy gis ci TMS TV fas yéene nañ ànd ak moom ci yeneen i ay waxtaan rafetlu nañ vraiment xam-xamam bu rafet alors amoon nañ mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV ci weeru koor gi kon Saliou ñi ngi jaajëfal di nuyuwaat di ziar le khalife général di le PDG de TMS TV di Alaaji Thierno Moule Sow di ko nuyu di nuyu njabootam di ko ñaanal di ko bàyyee ak yàlla suñu borom parce que li muy def ci kaw suuf surtout ci wàllum social loolu Oustaz amul kenn ku koy def ci kaw suuf kon dañ koy bàyyee ak yàlla suñu borom macha allah Oustaz ñu bàyyi la nga tàggatoo macha allah di am mbégte lool di am mbégte toujours di ñëw fii ci plateau TMS TV nga xam ne mooy télé bi nga xam ne ni mooy feeñalu nëbbu di jaajëfal Cheikh Moustapha Fall ak Saliou ak suñu mbokki techniciens yi sama toujours je l'appelle mon ghanéen la ak Mbaye ak Sarata sëtu borom barrière or ba ci Médina alors di leen di jaajëfal di ñaanal sëriñ bi yàlla may ko fanu gudd ànd ak wér-gu-yaram gën koo maanaam may kattan gën koo dolli ci xam-xam ci wér-gu-yaram ci alal yëpp muy dimbali jaamu yàlla yi comme ni ngeen ko gisee ni mu ko defee fii ci weeru koor bi di jox ay ceeb ay diwlin ay tàndarma ay meew ak yëpp mu di ko jox jaamu yàlla te deful ko lenn lu dul fi sabilillah deful ko lenn lu dul fi sabilillah soxluwul ci ko wax merci soxluwul ci ko wax jaajëf yàlla moo tax muy def yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla def ci misaanu xasanaati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran laka ya oustaz alors donc ñu kontaan am mbégte doon leen digtal waxtaan bi nekk nag petit matin nekk nag taxawaayu jullit ci weeru koor wala wareefu jullit ci weeru koor luy duuf ci nag bi nag xeejul ci cin bi comme ni ko Moustapha di waxee chaque jour fanaa waxtaan bi il faut mu continuer parce que am na yeneen ponk yoo xam ne war nañ ko wax war nañ wax ci naafila war nañ wax ci leneen ak leneen donc ci taxawaayu góor keeg jigéen keeg yooyu yëpp war nañ ci wax ci weeru koor defe naa ne donc dañuy continuer thème bi donc mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs ñu ngi leen di jaajëfal ci seen qualité di leen jox dig jaje ci yeneen émission Petit Matin